nañ la ni am na ñu bëri dañoo nekkoon déjà ci registre national unique ñooñu xam nañ leen puisque ñenn ci ñooñu ñoo doon am par exemple bourse familiale du ñëpp nag mais am na ñu nekk ci registre national unique te nekk ñu woon ci bourse familiale mais ñi nekk bourse familiale ñi ngi ci biir ñooña identifié nañ leen ba noppi ñooñu bu ñuy wax ñooñu taxuñu ñi nga xam ne ñoom la ñu nar a constituer ay liste jëmale ci ñoom nit bu fekkee da nga am benn salaire maanaam lu ñu lay fay par weer te mu régulier doo ci bokk parce que su dul loolu kon dañ ci dugal ñëpp te ala kulli haal nag bu ñuy wax ndimbal mais pour ñi ko yeyoo ñoo tax ñuy wax dafa mel ni rek sarax du ku nekk moo ko war a jot alors donc ci cadre boobu nit ñi ñoo war a toog waxuñu kenn jóg di dem ci benn institution di jëli parce que suñ ko defee li ñuy tere day am mooy dajaloo nit ñi dañ toog seen biir kër ñun ñi nga xam ne dañ leen fi nekkal suñu rôle mooy fexe ba kenn ku nekk ci Thiès gi ñun ñu xam la ñu dañ jaar ci ñañu war a jaar ba même ku ñu prévoirul woon ci liste bi ñun ñu fexe ba ñu prévoir la mais na nit ñi toog mais bu nit ñi commencé riir lépp lu ñu doon tere day am te nit bala nga ne naam ne fa maanaam ndimbal bala nga ko jariñoo day fekk nga wér boo wérul lekk gañ lay jox loo koy doyee alors donc ci cadre boobu la ñuy waxee alors maintenant da nga jàpp ne suñ lay wax aussi ci lu jëm ci wàllu tranche sociale dañ koy wax loolu c'est pour affaire facture yi bokkul ak affaire ndimbal yi ñuy wax affaire ndimbal yi ça n'a rien à voir avec ça c'est-à-dire lële mooy li nga xam ne président daf ko génnee ci wàllu ndox 3 milliards ñoom xam nañ ko automatiquement loolu jarul kenn di jóg parce que ñi nga xam dañoon am ay facture waa Sen'Eau ci dee ndox la xam nañu exactement ñan lay mbir mi di jëm ca ñoom waa ñi nga xam ne ñoo yore courant bi di Senelec ñamu concerné xam nañ leen maanaam ñooñu bu mbir ma dee egsi maanaam day fekk facture waroon a ñëw du ñëw wala mu ñëw mu mel ne réglé nañ ko ba noppi alors maintenant ñenn ñi nga xam ne nag ñoom la ñuy gën a insister ci seen cas mooy ñi nga xam dañ leen war a jox ay dund ñooña laay ñaan et j'insiste vraiment pour que ñu toog parce que y a d'abord benn phase de recensement boo xam ne bu nit ñu toogul du yomb su nit ñi toogee ñu ànd ko ak ñi nga xam ne ñëpp mën nañu aider à constituer loolu maanaam quartier bu ne am comité de quartier bi am les délégués de quartier war a mën a am même ASC yi war a mën a am bàjjenu gox war a mën a am yaayu daara war a mën a am sëriñu daara war a mën a am imam am ñoo xam ne bu ñu dajaloo ci quartier bi ñoom xam nañ quartier bi ñi fa ñàkk ñu bind leen suñ leen bindee bu fekkee ne dafa dépassé li nga xam ne moom lañ leen sas ñu seet nan la ñuy organiser woo maintenant au niveau du comité départemental pour demander que ñu seet ay ressources additionnelles ak fu ñu leen mënti jëlee yenn yi nga xam ne bu xajul ci kàttanu ville de Thiès ñu wuti ko feneen am na ay bonne volonté mais am nañu aussi solliciter à nouveau l'État puisqu'il n'est pas dit que lii ñu annoncé rek te foofu la ñuy yem dañ ko annoncé sur la base de benn xayma boo xam ne ay experts dañ ko def teg ko ci loxo président de la République mais su fekkee ne les besoins dépassé nañu li nit ñi xayma mais bu boobaa aussi on s'organisera pour que képp koo xam ne am nga jafe-jafe te nga am soxla ñu taxawu la ñun suñu wàll en tant que seen surga mooy dox ba ndimbal loolu mën a agsi ci yéen mais na fekk nit ñi toog seen kër. ndax liggéey boobu dina gaaw ndax nit ñi bu xaar bi xawee yàgg tam ñu xaat di daal di rek jëmale génn def dajaloo gi ñuy bañ. wallu day gaaw wallu dafa war a gaaw loolu moom lu leer la mais xam nga wallu boo ko bëggee def dafa am ñett yu war a daje te mi ngi mel ne mi ngi dajaloo bi njëkk mooy nga yëg ne am nañu ko soxla ñaareel bi mooy nga am yéeney wallu mais ñetteel bi nga am kàttan bi. bii mbir mi xewee ñun xaaruñu gouvernement nag xam nga dañoo jóg mais boo jógee li nga mën ngay def alors ay bonne volonté nekk ci dëkk bi vraiment góorgóorlu ci lu mel ne Thiès distribution HD industrie Djibi Sarr am na ay individualité ku mel ne Astou Diallo Sall toog indil boppam am na benn retraité bu tudd Alassane Ndiaye dafa toog jël chèque am 100 000 francs ñëw yóbbu am na koo xam ne moom dafa jël 5 000 francs ñëw joxe keneen noonu comité départemental bi di ko dajale alors donc ñi nga xam ne ñi ngi toog di jël ay initiative képp koo xam ne peut-être tudduma turam aussi mu jégal ma ndax liste bi mi ngi commencé gudd famille Dieye transport Dieye ñoom itam góorgóorlu nañ ci mbir mi may lancer un appel aussi
Baba Diaw Bara Tall def na action au niveau national mais même ñi def action au niveau national au niveau local soxla nañ leen alors képp koo xam ne doomu Thiès la boo xam ne yàlla wërsëgale na la loo xam ne mën nga cee jàppale dëkk bi nga def ko ñun nag suñu wàll mooy fexe ba ginnaaw bi ñu tàmbalee dara te pare guñu puisque lu jëm si wàllu togg yooyu xaaruñu ndimbalu état bi de loolu ci wàllu loolu incha allah mën naa am yaakaar ne ci biir semaine bi dana tàmbali moom bu jàmm rek day xew maintenant bu ndimbalu état bi ñëwee dolliku mu gën a gaaw mais on fera tout pour que ñu gaaw incha allah. moo mel ni yegg nañu ci cëppandaw suñu émission ñu doon dalal suñu yaay Adja Arame Seck réseau yaayu daara yi waaye tamit dalal monsieur le maire Talla Sylla si li nga xam ne rek mooy xeex bi ñu sumb jëmale ko ci feebaru coronavirus xanaa monsieur le maire ñuy tëj rek am na lu ñu for sànq ci weewu béy ne feebar bi fii ci Thiès gis nañ ci deltu ginnaaw boo xam ne am na solo lool mu doon rek liggéey bi ngeen xam ni sumb ngeen ko léegi ban jéego ngeen di def ba ñu maintenir loolu xeex bi gën a mën a am solo fii ci Thiès. xam nga dañuy wax ne li nga jàppoon ba am lii bu ko bàyyee te jig na la nit ñi bi ñu góorgóorloo ci yenn yi toogandi mi ngi def ay résultats il faut nit ñi bàyyi jaabante bi baagante bi ak taxawaalu bi parce que loolu lay bañ bu fekkee nit ñi def nañu effort ba téye yëf yi suñu góorgóorloo tuuti rek ñu am bunt te nit ñi bañ a dem bàyyi dem dëkk ak dëkk bi parce que dëkk ak dëkk bi di nga jël yóbbu ah di nga ko jëli indi ci dem beeg dikk bi loolu am naa yaakaar ne su nit ñi góorgóorloo tuuti rek daañu am ay saafara ci wàllu woowu. jërëjëf monsieur le maire waxtu bi moo ñu xoj rek ñu gërëm ko bu baax a baax waaye tamit gërëm suñu yaay Adji Arame Seck moom mi jiite réseau yaayu daara yi gërëm leen yéen ñi nga xam ni yéen ànd ak ñun ak mairie bu Thiès ànd ak ñun ci rajo yi nga xam ni moo di Thiès FM Sud FM Walf FM Dunia FM Coxkat FM Zik FM ak Bes FM waaye tamit ci li nga xam ni moo di réseau yi ngeen àndoon ak Carrefour Média ak yeneen rek moyens yi ñu am ngir jébal leen li nga xam ni moo di émission yi ñu leen amal lundi ba jeudi jëm rek ci sensibilisation bi nga xam ni mairie bu ville de Thiès mi ngi koy def ci rek xeex feebar bi di coronavirus. Jeanne Sagna moo ne woon ci kàddu gi ma jaajëfal sama technicien Adolphe Kalomo ak ñëpp ñi nga xam ni jàpp nañu ba ñu mën leen déttal émission bi lee jërë ngeen jëf gërëm tamit soxna Mame Sène mi nga xam ni moo ne woon ci réalisation bi avant suñu invité yi egsi jërëjëf. acteur ci xeex coronavirus bii am nga ci kàddu yéen askan wi déglu ngir lépp leer ci yéen lu jàngoro ji ci attaques yu bëri yi regroupement yu bëri yi grand nombre ak pendant longtemps ci diir bu yàgg ensuite di raxas suñuy loxo saa su ne soo mënee raxas sa loxo chaque heure da nga ko war a raxas parce que germe yi dañuy tag te yow doo ko gis du nuroo aussi ak lu tilim donc même bu fekkee sa loxo yi dafa set da nga ko war a raxas kuy sëqat aussi wala mu am grippe wala mu defe nii dafa feebar buy sëqat wala muy tisoli da ngay jël mouchoir à jeter nga xam ne da ngay couvrir gémmiñ bi ak bakkan bi ngay boole couvrir booy sëqat ou bien ngay tisoli boo pare nag da nga koy sànni ci mbalit parce que foofu germe bi du fa dund lu yàgg 1 heure de temps lay def mu dee. lii mooy tegtal yi ñu docteur Babacar Signaté doon indil ngir fagaru ci feebaru coronavirus. Sud FM au cœur de notre maison. Il est midi. Suivez le journal sur Sud FM avec le nouveau produit de la LONASE, Gueusseum. Sud FM. Il est 12h. Sud Midi, le journal. Bonjour à tous, merci de choisir Sen Radio pour vous informer. 12h à la une de l'actualité, 4 nouveaux cas de coronavirus enregistrés au Sénégal ce lundi. Il s'agit de 3 cas contacts et un cas issu de la transmission communautaire. Plusieurs cas communautaires d'affilée ces dernières 72 heures. Il faut davantage respecter la distanciation sociale, les mesures d'hygiène. C'est ce mode de transmission qui représente un danger réel car c'est avec lui que les courbes montent en
flèche face à la propagation rapide du coronavirus dans la capitale. L'Alliance And Gueusseum propose aux autorités le confinement total des grandes agglomérations de Dakar, désormais épicentre de la pandémie. Les populations tentent de se protéger avec le port de masques qui tend à se généraliser. Des citoyens qui utilisent des masques en tissu vendus entre 200 et 300 francs, la bonne affaire du moment. Mais ces masques sont-ils efficaces? Réponse avec le docteur Ousmane Gueye, le directeur du SNEPS, Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, à suivre dans cette édition. Nous parlerons également de l'épidémie qui stimule la créativité à Tambacounda. Un mécanicien a fabriqué un instrument lave-mains. La délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a fait une importante commande pour lutter contre le virus.